coalition Yewwi Askan Wi ci seen taxawaay ak ci jàppale bi may jàppale ci agression bu may dund nii ak tamit agression bu ñuy teg nii ci kaw démocratie wu Sénégal te coalition conférence leader léegi seen kàddu jàngale ko ci Khalifa Ababacar Sall ak ci Ousmane Sonko di leen di gërëm di leen di sant tamit di sant bu baax a baax Sénégalais yi nekk fii biir réew mi ak ñu nekk bitim réew ci seen soutien ci seen ay message ci seen ay encouragement di conférence de presse bi lu ko waral mooy caaxaan bu ñu fi woote mooy nguuru président Macky Sall ne dañuy woote tribunal mercredi le 10 novembre ne dañ may àtte ci xeex bu fi amoon fii ci buntu mairie bi 10 ans ci ginnaaw 10 ans laa wax ci ginnaaw loolu ci 2011 la woon ngeen may ma rek ma xaw a delluwaat tuuti ci ginnaaw parce que ñu bëri dañuy wax ci dossier bi te luñ ci wax xamuñ ci lu bëri parce que xaw na yàgg donc ñu bëri sax dañuy dem sax ba fàtte lu bëri ci dossier bi daanaka xew-xew bi bu muy am dañ doon xeex 3e mandat ñu ne 3e mandat du fi am justice bi def leen neex nguur bu fi nekkoon ñu jox leen 3e mandat mu am fi lu toll ci 17 sénégalais yu fi ñàkk seen bakkan 17 ci lan ci 3e mandat dañ ko fiy tere ñu fi nekkoon forcé justice bi jàppale leen ci loolu ba 3e mandat bi am wante ku fi nekkoon jamono boobu comme président moom daanaka mën nañ ko contre wante garmi la woon parce que moom nayoon na ku nekk mu mën a nekk candidat ci élection yi moom tamit nayoon na tamit ku nekk ci élection yi nga mën a jot ci sa carte électeur moom tamit mu nangu lu ngeen xam ne ni mooy règle élémentaire u élection ñu dem élection mu bett dem yoonam président Macky Sall laata loolu am ñëw na toog suma kër def conférence de presse ànd si ak suma wajur bu góor lu mu waxoon Sénégal ñépp ko déggoon mu ne Barthélémy Dias dañ ko jaay doole mu ne Barthélémy Dias dañ ko tooñ mu ne Barthélémy Dias dañu bëggoon jël bakkanam mu ne Barthélémy Dias dafa défendre mu ne état du Sénégal ñoom ñooy responsable wax na sax ba wax ay waxu mercenaire mu ne mercenaire mooy Samba Boy buy nangu def ñaawteef ci kaw ñu jox ko ay koppar ñun dañ leen di woy ay nervi loolu bu muy am man maa ngi yoon ci kaso bi élection passée Macky Sall fekk ma ci kaso bi dugal ma ci liste député ma ànd ak moom ci liggéey bi ñuy liggéey suma mandat naroon nekk mandat wu juróomi at ñu dawal ñetti at man ma bokk ci parti socialiste ma bokk ci ñu waxoon ci parti socialiste PS dafa nar a am candidat te suñu candidat mooy Khalifa Ababacar Sall wax jooju nag loolu nag moo mooy indil torof yépp ñu may dund tey ñu daal jàpp dossier bi ne da indil Barth yóbbul Barth indil Barth yóbbul Barth ñu ne dañuy yëkkati suma immunité parlementaire ma leen waa yéen wala ngeen di wax waxu immunité parlementaire da ngeen ma laaj man mi man maa ne damaa bëgg ñu àtte ma kon man waxu immunité parlementaire waxuma waxu immunité parlementaire archive yi ñu ngi fi ma dem assemblée nationale président Moustapha Niass na ma dañ lay déglu ma ne ko président yow suma wóojur nga soxlawul ñu may déglu parce que xeex bi bu muy am nekk gu ma woon député kon man immunité bi soxlawuma ko dama bëgg ñu lever suma immunité sans aucun débat noonu la mbir bi tëddee ñu dem tribunal gars yi dañ may àtte ñu àtte ma ñu ne man dañ may daan ñaari atu kaso te ci ñaari at yi dañ may tëj juróom benn weer fekk nag
juróom benn weer jooju tëdd naa ko ba pare kon su ma neexoon sax su ma benn avocat ne ma soxlawoo appel parce que soo gisee luñ la condamné loolu meurtre amu ci crime amu ci kon loolu mënu la tere nga bokk élection ma ne ko déet day yomb ma ne ko man mënu ma nangu ñu may tëj benn fanu kaso même ak sursis dañ ma tooñ ma ne ko nag balaa may dee ñu ne ma dañ ma naa fay 25 millions njabootu waa jooju te mu nekkoon nervi Macky Sall di ko woy mercenaire nervi yooyu tey ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di song Ousmane Sonko di song Guy Marius Sagna mois de mars lu toll ci 14 sénégalais ñàkk seen bakkan ci réew mi ñu gis fi ay nit du ñu ay policiers du ñu ay gendarme ay ponklu nit yor seen ay fetel di dox ci mbedd yi di dugg ci ay kër di boom ay doomu aadama ñépp ko fi gis tout le monde 14 sénégalais ñoo fi ñàkk seen bakkan procureur de la république nee na dafa gumba moom nee na moom mënutul gis ministre de la justice nee na moom dafa gumba dafa tëx loolu moo fi am ñoom nag 10 ans ñu ngi may topp ci benn laa wax benn nervi bu fi ñàkk bakkanam ci lan ci ñaawteef wante 14 sénégalais yu ñàkk seen bakkan ñu boom leen ci mbedd bi kooku moom daanaka soxlul sax ñu ciy wax ñu ci débat parce que dossier amul procès amul enquête amul. amoon mois de mars xaw ma lan du fi amati dama ne su la jinne pese defaatal lu ko defoon mars rek nga xool lu fi amati dama ne dossier bii bañ may àtte ma jàpp ne duñ ma daan du dëgg du yoon ma appel ñu jël appel bi ne dañ may jugé appel bi moom bañ may woyee cour d'appel ba tey dañuy renvoi di renvoi lu tax ma dinaa ci wax parce que kilifa bu waxul dëgg wala kilifa bu wax dëgg bu dëppwul ak dëgg wax dëgg yàlla xaw ma nuñ lay woye ci wolof wante ci tubaab daal tubaab moom la ñu nam te damay bañ a wax bu ñagas wante ku fi toog nga ne yow Barthélémy Diaz depuis le 7 juillet xamoon nag le 10 novembre dañ koy woo tribunal wax kooku wax jooju dëppawul ak dëgg mooy lu tubaab di woye mensonge yéen waa presse bi am ngeen internet yomb na vérifier am ngeen Google yomb na vérifier na ngeen dem ngeen tapé le 8 octobre 2020 dañ maa renvoyé au 18 octobre 2020 ma ñëw 18 octobre 2020 juge bi bëggoon ko renvoyé ay décembre noonu ay janvier ma ne ko sëriñ bi mu ne ma naam ngeen may ma nag ma nuyu ko sargal ko te du ma ko jox dama koy nag maa bëgg a woo ci mois de décembre day am feetu Noël man catholique la xam nga bëgg a woo jullit nga ne ko ëllëg mooy tabaski kooku daanaka da nga koy teg problème parce que yeneen problème lay am mu nangul ma ko ñuy wax waxu ay début janvier du ma ko fàtte parce que joxoon na date 8 janvier ma ne ko 8 janvier bi du ma arrangé parce que 8 janvier bi suma anniversaire bu papa la te man suma kër daanaka ñun ay gunmet lañu ñun anniversaire ñun daanaka ñun moom daanaka dañuy ngénte rek di dem du ma sa jeex ñuy wax di wax mu ne ma ban date moo lay arrangé ma ne ko monsieur le juge ma ne ko man damay dem Canada ma yoroon suma ay këyit ak yëpp ma ne ko damay dem ci benn école bu ñuy woowee York University bu nekk Toronto suma inscription bi nii damaa ngi dem defi benn master moo bëggoon nga ndeme ma dem ba mu pare suma master ma ñibbisi ba may dem sax ba may ñibbisi mi ngi tombé ak affaire Covid bi ngeen dem ngeen tapé internet le 5 mai 2021 dañu dem tribunal ñu toog tribunal le 5 mai 2021 ñëpp a ngi toog wante ñëpp bi man kese la ak papu xale bi. waaye ko ci parti bu fi nekkoon ci jamono boobu amul benn commanditaire man nekk fa nekk ñu nekk di wax ñu ne non dossier bi mënuñu ko àtte parce que fii nervi yi newuñu fi parti yëpp newuñu fi nañ ko dàq ñu nekkoon nañ ko dàq au 7 juillet 2021 ñëpp toog ci salle bi ñëpp d'accord le 7 juillet man le 7 juillet ma dem tribunal ma ñëw dugg toog 8h30 maa ngi toog ak Khalifa Sall ñu toog ba 10h kenn woowu ma 10h30 kenn woowu ma ne waaw lii mu demee nii 11h kenn woowu ma ma woo Demba Ciré Bathily maître Demba Ciré Bathily ma ne ko mais maître man de d'habitude dañ ma doon woo ay booru maximum 9h30 10h ñu woo ñu
mu ne ma xaaral ma dem seeti greffier bi mu dem seeti greffier bi nekkul seen dossier newu fi ma gis Demba Ciré Bathily dem interpeller juge bi arrêté audience bi juge bi interpellé substitut du procureur mu ne ko waaw mais est-ce que dossier bi mi ngi fi substitut du procureur bi xool juge bi ne ko dossier bi kenn programmé wu ko tey kenn enrôlé wu ko ci rôle audience yow soo programmé wu la benn dossier naka nga ko mën a reporter à une date soi-disant qui correspond au 10 novembre c'est faux c'est archi faux et si vous insistez c'est un mensonge c'est tout parce que nag kilifa du fen parce que nag nous sommes dans une bataille d'opinion et trop c'est trop. Cette justice n'inspire aucune confiance à aucun citoyen dans ce pays à cause de votre comportement. C'est un comportement qui est inadmissible, inacceptable et intolérable. Et je vous le dis, vous êtes en train de jouer avec le feu. Ce pays en a marre. Dama ne ñu nekk tribunal dañu xoolaat seen taxawaay parce que nag dafa am ñu ciy bokk dañuy juum di jaawale ñu ci bëri dañuy jàppee seen bopp ay magistrat ñoom lu ñu jàpp mooy daanaka ñoom lu tubaab di wooye intouchable mooy ñoom kenn du leen laal dëkk bi nga nekk sëriñ dinañ la laal nga nekk politicien dinañ la laal nga nekk homme d'affaires dinañ la laal nga nekk professeur agrégé dinañ la laal wante nga nekk magistrat kenn du la laal daanaka lépp lu fi am ci Sénégal ci ay magistrat ñoom duñ def benn ñaawteef ñoom duñu dëpp kees ñoom duñu signé ay faux papier ñoom duñ jël xaalis ñoom duñu xool jabaru jàmbur duñ def dara ñoom daal ñoom macha allah ñoom daal ñoom ay wëliw lañu ñoom def ñu dara ma bëgg nag wax jooju teg ko ci suuf fii menace amu fii luñ fii woote tey mooy fulla ak fayda parce que nag lu ëpp tuuru mercredi le 10 novembre damaa fas yéene dem tribunal parce que dama nekk citoyen sénégalais te man maa sàkku ci justice ñu àtte ma may biiralaat du ma fi wax dama ne juge boobu bu ñëwee Serigne Bara Gueye maa ngi koy jaajëfee parce que man damay xool nit mën naa xamee di ràññee kon maa ngi koy jaajëfee wante ñu fa toggal état du Sénégal xam nañ seen bopp moo tax dama ne procureur boobu ñu koy woowee Serigne Diaby du noonu moom comme nee na day jël këyit gën a communiqué di wax na ni que Barthélémy Dias moo ko doon xam ne ni que day ñëw tribunal le 10 novembre waaw bisimilah maa ngi ñëw tribunal le 10 novembre yow nag bàyyil di jël ay substitut ñu leen kaay leen toog yow kaay toog yow da ngay ñëw toog ma ñëw toog comme ne nag da nga may atte ma xam lan nga fiy atte lan ngeen di fi atte da ngeen toog ngeen ne man Barthélémy Dias da ngeen di ma topp ndax lan damaa yoroon gànnaay te gànnaay boobu daanaka damaa ko yor wante yoruma këyit pour yor gànnaay boobu te wax jooju dëppwul ak dëkk yéen waa presse maa ngi sàkku ci yéen ngeen dem ci Google ngeen wut ci Google ngeen dem su leen neexee ci site internet bu ñuy wooyee parce que foofu laa ko jëlee ngeen jëlee ko ci këyit bi nii mooy këyitu bii moom dama ko jëlee ci leeral.net date bi mooy le 22 août 2011 kii mooy laata fusillade bi di am parce que fusillade mi ngi am décembre 2011 kii août 2011 la woon li ngi nii le 22 août 2011 ngeen xool décision de la Cour suprême Ousmane Ngom moo fi nekkoon ministre de l'intérieur doon ma jaay doole jóg bés woo waa DST mooy direction de la sûreté du territoire moo benn mag bu baax moo fa newoon ñu koy woowee commissaire Abou Diop ñu ngi koy jox wàccuwaayam au passage mu woo leen ne leen Barthélémy Dias bëggatuñu Barthélémy Dias am këyit bu koy may sañ-sañ mu am feten parce que ñoom lu ñu namoon ci man mooy luñ fi gisoon ci mbiru Talla Sylla wante nag comme ñoom dañu xamoon tamit kër bu bëri xaj ñu ne ah waa ji pour ñu mën a jot ci moom foog lépp lu mu yor ci ay gànnaay nañ ko jël ci moom ñu def lu ñu def waa DST ñu annulé suma permis de port d'arme man ma jël décision bi ma attaqué ko Cour suprême moo may dëkk Cour suprême ne Barthélémy Dias bii di homme politique di opposant jël ay fetalam fii ci benn armurerie na ngeen ko delloo permis de port d'arme
naka ngeen mënee toog tey ne nag ngeen man da ngeen di ma topp ci benn dossier ngeen taxaw fii di nekk man damaa yoroon gànnaay te yoruma woon autorisation pour permis de port d'arme wax jooju dëppawul ak dëgg. ñu ne waaw mais Barthélémy Dias dafa yoroon ay yeneen gànnaay mais dama ne ku bëgg a lépp na nga lépp. Nous sommes en pénal lii pénal la pénal amul lépp les bonnes pénal da ngay ne Barthélémy Dias yow yaa def lii yaay indi preuve ne lii yaa ko def ni nga ko defee fii nga jaar pour def ko fetel bu ma fi jot doon wax naa ko 9 millimètres la xam naa fu ma ko jëndee jox naa leen facture yi jox naa leen lépp demoon nañ sax ba bëgg sax tëj armurerie bi ndax jaay tamit doole fetel bi ba tey mi ngi commissariat central ñu ngi sûreté urbaine. ñoom suñu taxawee tey ñu ne man maa rey Samba Boy boobu ñu doon woy Ndiaga Diouf ñoom nañu génne fetel bu rey xale bi te nañu génne des preuves wane ne que man maa rey nervi boobu mais c'est trop facile taxaw fii ne ma non gànnaay boobu da nga ko sànni géej gànnaay boobu da nga ko dugal sa suufu lal gànnaay boobu dama ne ku bëgg a léeb na nga léeb ku bëgg a fooye sa xel na nga fooye sa xel man léebuma man fooyewuma suma xel te lu may ñaawlu ci lii je le répète mooy instrumentalisation de la justice dans ce dossier bi mën naa juuma wante ku ko nar a àtte waa wax mën naa juum mais je pense que kooku boo juróom bu jigéen juddugul waaw parce que dama ne munoo bëgg a àtte dossier bu mel ni fusillade de Mermoz Sacré-Cœur te amul benn nervi bu fi toog amut mais yéen gënaat nañ vidéo yi jour boobu bu ñuy ñëw fii ci buntu mairie bi nee nañu ñoom gendarmerie bi nee nañu ils ont ramassé 77 douilles yéen xam ngeen 77 douilles ñaata chargeur ci ñu xam fetal kooku naka la benn nit moom kese di génn ci mbedd di moom kese rek muy fet di tiir ni moom kese rek 77 douilles c'est au moins 5 chargeurs xeex bi TFM lu mu wane ci xeex bi loolu bokk matul sax 20% wu xeex bi nga ñëw taxaw tey nga ne da ngay àtte rek Barthélémy Dias ak ay garde du corps wante parti bu fi nekkoon jamono boobu doon ay otom doon essence am génne xaalisam fay ay Samba Boy comme tey rek parti bi nu mu koy defee même chose ñooñu parti boobu amul benn responsable ci dugal la kenn ci ñoom def ko te eux tous ils sont encore là vivants tous ñu dem ba ci biir ñu ne bon mais nervi yi ñoom tamit amul kenn ku ci condamné tam leen ngeen xool première instance lu ñu condamné nervi yi amul kenn ku ci condamné 1 jour de prison ñoom ñëpp dañ leen condamné ay association de malfaiteurs ay rassemblements illicites mais Barthélémy Dias qui s'est défendu dans une institution de l'État au prix de sa vie alors lui il est poursuivi pour coup mortel voilà moom la ñuy topp moom la ñuy poursuivre moo tax ma ne man damaa fas yéene dem tribunal mercredi le 10 wante demuma tribunal pour ñu may fooy ak di ma kokkali parce que affaire bi mi ngi commencé bëgg a ñëw leneen damay dem tribunal pour ñu àtte Barthélémy Dias ak vider dossier bi moo tax may sàkku ci ndaw ñi dama ne mercredi ñun lu ñuy woote Sénégal mooy résistance comme nu ñu woote woon mars résistance moom la ñuy woote waat tey résistance parce que dama ne bu xamul buur deen nga xam ne ni buur wuti ji na dépense parce que nag lu ëpp tuuru le 10 novembre dinaa suba dinaa dem tribunal wante suñ fa toogee nu ko waxee waa ji di layam di noonu suñ fa toogee di layam yi laa wax man su ko gaañ yi xamulee ma xamal leen ko man dama nekk candidat élection locale coalition Yewwi Askan Wi ci mairie de Dakar te damay dem campagne yi lu may bañ rek
parce que man du ma menacer kenn man damay wax lu may def ku mu neexul tamit na la yàlla may xolu muñ wante lu may def dinaa leen ko wax su ngeen ma woowaatee tribunal après le 10 novembre je ne viendrai plus vous répondre dama bëgg a wax ci leer dama bëgg a wax ci leer te ak yaramam moom dossier bi da koy xaw a perturbé wante ñu ngi sant yàlla wante dama am ñetti doom su ma caat ñetti ñëpp judduwuñu fi caat bi xew-xew bi bu muy am ñeenti at la amoon ñeenti at xamu ci dara ndeysaan muy dem école xaritam yi di ko tooñ ñu koy tooñ di ko tooñ bés ma ñëw fekk ko ci kër gi ma ne ko lan ngay def fii mu ne ma non dew ma école ma ne ko lu tax demoo école mu ne non man dew ma école parce que saa yu may dem école su ma xarit dañ may tooñ ma ne ko dañ ngay tooñ ma ne ko loolu xanaa lu tax ñu lay tooñ dina man saa yu may dem école papa su ma xarit dañ may ne man sa papa yow assassin la raykatu nit la ma xool suma doom ma ne ko sa xarit yi ñoo lay wax lu mel noonu mu ne ma waaw ma ne ko mais kenn la wala mu ne ma ñoom ñëpp dañ may tooñ su may dem sax su ñu sonné récréation man damay toog ci classe bi du ma génn parce que su ma génnee ñoom ñëpp dañ may toog di ma tooñ di ma ne sa papa raykatu nit la sa papa raykatu nit ma jàkkaarloo ak suma doom xool ko ci bët ma ne ko yow sa xarit yi ñoom ñëpp xam nañ sa papa mu ne waaw ñoom ñëpp xam nañ suma papa ma ne ko yow est-ce que xam nga seen papa ñoom mu xool ma xippi ay bëtam mu ne ma non man xaw ma seen papa ma ne ko doom jógal te nga dem jàngi école te nga sant yàlla sa bàyyi mooy Barthélémy Dias dama jàngi ma ne ko bés boo màggee di nga gën